Sénégal News seen site d'information bi leen di jagleel ay xibaar yu wér te wóor. Sénégal News, informer et instruire en temps réel. ci parti bi am ñu nga xamante ni ci département bi dafa am ñoo xamante ne dañ dal seen kaw si lu toll si ku mel ni Khadim Tall ak Union Karimiste yi ak ki nga xamante ni tey moom mooy structure parti bi muy Saliou Dieng ak Cheikh Dieng bi nga xamante ni moom mooy chargé de sélection wu Wallu Sénégal te loolu nag ñu am si mbetteel li tax ñu am si mbetteel mooy lépp loo xamante ni tey parti démocratique sénégalais wax nañu ko suñu diggante ak ñoom si élection yi ñu jëm muy élection locale yi ñu génn si biir élection locale yi nag lépp loo xamante ni tey parti bi santoon nañu ne seen Cheikh moom moo nekkoon candidature kii bi Wallu Sénégal ànd nañ si te boobu dañ posé woon Khadim Tall mu nekkoon suñu candidat mais bi ñuy ndigal jotee dañoo bàyyi lépp ànd ak moom campagne bi nag li nga xamante ni parti bi waxoon nañu ko bi ñu demee këram mu wooluñu bi ñu demee toog këram toog waxtaan ak moom lépp lu ñu parti bi santoon ak moom waxtaanee nañu ko mais defu si dara Khadim Tall bi nga xamante ni dafa ne buñ ñëwee lépp loo xamante ni si liste yi ñuy jëm na ñëw si kër gi bu subaa buñ ñëwee lépp lu ñuy def muy ñuy dindi di defar amul lenn loo xamante ni tey lu muy waxoon def na ko ndax après dafa jël liste yi def lu ko neex képp koo xamante ni tey responsable moo si Union Karimiste yi am liste yi dala saan ñi mu yóbbu ay 40e ñi yóbbu leen 50e ñi yóbbu leen ay proportionnel mu wóor na ne bu PDS gagné woon sax du ñu nekk ay conseil mu nekk loo xamante ne waxuñu si dara bi campagne bi jëlee tamit ànd nañ moom ak campagne lépp loo xamante ni la si image boo xamante ni Khadim Tall wax na si campagne bi ñu ànd koog moom bu demee image yooyu da koy dindi sànni ko fële xamal ne duñ fi tekki dara amul benn yoon boo xamante ni tey boy nañ côté élection yi boy ñu côté élection yi moom moo jël liste bi ne ñi nga xamante ni ñoom ñoo ma doy si liste yi ñoom laa ciy dugal ñooñu nag ñi nga xamante ni moom la du si liste nit ñi xamuñu leen tey xamuñu leen ëllëg ndax am na ñoo xamante ni tey am nañ ay borom kër bi nga xamante ni nee na dañ leen di dugal si liste ba leen demee campagne dañ leen di fase yooyu yëpp am na si liste bi lu gën a garaaw tamit mooy ñi dem élection 6 communes mu nekk si département Mbacké ak Touba si biir 6 communes yi 8 communes yoo xamante ni perte nañ ko ci élection yi ndax am na koo xamante ni tey ki la fële woon nekk daara ko yoroon suñu chargé des élections kooku xam naa Mbaye Diop dina si ñëw léegi kooku moo yore suñu chargé des élections mu doon téye parti bi si nu ko téye bu rafetant fépp fu ñu dem si bureau de vote yi ak centre de vote yi moom moo ci doon taxaw di si liggéey bu mucc ayib mosuñoo perte lu toll ni 8 communes di ko perte ci département bi. am na ñoo xamante ni tamit si biir bi ñu waxee ak moom dafa ne nii naa dagg seen bopp kon ñoom mi nga xamante ni tey wax na si ndaw ñi ma damay joxe direction si parti bi ne moom mi nga xamante ni ndaw seen Cheikh Bara Dolly muy ndaw yooyu mu yebal nga xamante ni moo jiitu woon UGTEL bi te moom dafa âgé réunion yi muy woote yëpp réunion yi muy woote ay paa ñoo fay nekk ak ay maire dañoo bëgg ki nga xamante ni mooy Franck Dadi bi nga xamante moom lañ jox UGTEL national na xool carte d'identité xam ne âgé na njëkk dañ koy jox délai boo xamante ni bu mu fa àggati ndax képp koo xamante nii rek yaa ngi si UGTEL bi rek xam nga ne kii âgé na si ndaw ki nga xamante ni moom moo génn barki démb di wax ay ndaw yu génn yoo xam ne dañoo ñëw attaqué ñu directement attaqué boo xam ne yaakaar naa séntu woon nañ ko feneen séntu nañ ko ñeneen ci ñoo xam ne dañoo nekk ak ñoom fii ci département bi ñu gis ñu nekk ay ndaw di liggéeyal Karim Meïssa Wade ñu porté woon candidature Khadim ànd ko kay alliés yoo xam ne ñëpp dañoo jàppoon ci candidature Khadim bu ñu demee ba parti bi xam ne dafa décidé seen Cheikh parti bi daf ñoo woo ne ñu dañoo bëgg ngeen waxtaan ak seen Cheikh ndax moom lañ fi teg te buñ sañoon ngeen jàppale ko ba ñu gañe ñu dem kër seen Cheikh toog waxtaan ak moom seen Cheikh ne xam naa seen capacité te xam naa seen jàmbaar dinaa fexe ba dugal leen fu baax foo xam ne di ngeen fa gis seen bopp Khadim li muy def mooy nañoo ànd ak man ci liggéey bi Khadim am na fa 3 jours di ànd ak moom ci bind beeg yi mu war a def yépp ci koo xam ne nee nga mënul bind mënul nangam te gëm naa ne liggéey bu bari Khadim moo ko porté woon foofu affaire yooyu bi mu jàllee liste bi avant muy génn seen Cheikh nee na ñii duma leen dugal fenn ci àll ba laa leen di sànni man Union des Karimistes rek ma soof ndax li ko gën a naqari moo wet seen Cheikh bi ñuy tudd di tudd Khadim Tall ak di tudd Union des Karimistes nee na moom loolu lu ko déranger la kon ñii dinaa leen rey ci parti bi dinaa fexe ba ñoom ñu mer ba génn parti bi liste bi mu génnee dafa jël Union des Karimistes ak alliés yi nga xam ne dañoo ànd na moom ñu jox leen seen i carte d'identité mu jël ñu sànni ñu jox àll ba bi mu génnee ñu am suñu dal am suñu tekke ko tey ndax Union des Karimistes am na mag ñu ci nekk ñoo xam ne wala ñoo def dara dañoo waxtaan ak ñoom ñooñu ñu toog leen gëm leen seen bopp continuer liggéey ndax ñàkk bu leen dara ñu continuer ànd ak moom di liggéey bi mu demee ba xam ne meruñu defuñu dara li ñu def mooy campagne yi ñu daan def daanan dem di ànd ak ñoom ci campagne yi te heure bu ñu demee ci campagne bi Khadim bu waxee dañuy jël loolu ma wax dagg ko sànni ko ci àll ba benn jour laaj naa leen ba ne leen lu tax bu ñu àndee bu ñu àndee ak yéen
Xaadim bu waxee ngeen dëgg waxam jooju sànni ko ci àll ba taxul ñu tontu ma ci loolu ak programme bu ñu dem bu ñu dee photo baa ñuy vidéo dañu dagg diñu def ñu soof daal diñu minimiser diñu ñàkkal fayda teewul ñu jàpp te xam ne Karim Meïssa Wade rek ñu ñor ñu continuer ba ni campagne bi ñëwee ba ni mu jeexee ñoom ba ñu perte jàpp naa ne waroon nañoo wax leneen ndax nag ay responsable nekk nañ fii ci département bi liggéey comme ñun te sëñ Cheikh bi ñu ko investir war naa mën a dem ci ñoom waxtaan ak ñoom xëcc ñëpp ndax xoolal département lañu wax gox-goxaan lañu wax maanaam Saliou bi ñu ci tudd Saliou yoonam néew ci ndax Saliou Dakar la dëkk ñun Touba la ñu dëkk sëñ Cheikh moo waroon a rayante ak parti bi lim ko ji lépp te sëñ Cheikh dundalul parti bi day dunde parti bi ndax dunde parti bi bu ñu repassé ñu jox la ay responsabilités yoo xam ne tey moom mënoon na weer bu dee am na nu mën a doxal ne jaamu yàlla yi ba tey bu ne nangam ji laa bëgg ñëpp ànd ak moom ci nangam yooyu waaye defu ko day xaajale fédéré wu képp koo xam ne yaa ngi ci kaa Xaadim sax mu ngi lay jéem a xëcc ndax élection yi ba mu jubsee am na ñoo xam ne daf leen a wax ne leen kaay leen jéem a ànd ak ñoom xam nga teg leen fu kawe pour rek maanaam lu ñu merloo wala lu ñu découragé loo te taxul ñu découragé boobu ba léegi léegi da élection yi ba mu jàllee man jàppoon naa ne ñoom danañ toog jéem a xool lan moo leen perte loo ak li suñu kanam lan lañ war a def ñoom ba élection yi di ñëw lan lañ koy doxale waaye defuñu ko dañoo génn naan Saliou Dieng moo yàq parti bi na loolu ci xoolal sëñ Cheikh lañ jàppoon ne ñoom bu ñu dee wax moom la ñu tudd Saliou Dieng moom ñuy wax dégage nag ñun dañ ne sëñ Cheikh dégage ndax sëñ Cheikh dafa delloo parti bi ginnaaw dundalu ko tey fa mu dëkk muy Daaru Marnaan sax ga ñëw fa moom jàpp na ne maanaam Daaru Marnaan tey bu fa woote moom réunion kenn du ko faale kenn du génn ndax yëgul Daaru Marnaan élection yi bu jàllee ba nga Dakar tëdd Dakar ba élection jub si mu ñëw toog wax ak nit ñi xëccaat nitam ñooñu muy àndal xam nañ loolu bu baax élection mooy jub si mu ñëw woo leen àndaat ak ñoom nax leen ñoom ñoo mat a di nax leen waaye bu xasee ba jàll saye ba nga tëddaat Dakar li mu def nag mu nekk seen ginnaaw li mu def lépp ñun xam nañ ko waaye nag li ñu wax ne Saliou Dieng du dugg ci dugg Touba guerre boobu ngalawaay buñ ci arrêté benn yoon ndax nag ànd nañoo ay ndaw yu am fula yu am jom ñu am ngor ànd nañoo ay mag te guerre boobu buñ ci deltu ginnaaw luñ ci dawul duñ ko ci daw booy seen Cheikh yi nga xamante ni si xaw ma neer bi seen Cheikh lan xaw ma ñoom ñoo fi nekk ñu dañuy attaqué Saliou Dieng Cheikh Dieng ak ñi nga xamante ni ñoo nekk biir Touba ñoom bu fekkoonte ni liñ doon wax mi ngi dëgg si ñoom yaakaar naa si beneen sens la ñu waxee que duñ waxee affaire violence parce que parti bi lu mu soxla ki nga xamante ni si une forte mobilisation ba résultat mais pas guerre. am na ñoo xam ne si wax nañ ni Saliou Dieng non agréable fii ci dëkk bi ñun ñu ngi leen di wax ñu dëggal seen bopp ci loolu ndax Saliou ndaw parti démocratique sénégalais te képp koo xam ne si nee nga Saliou bu mu dugg ci dëkk bi ñun nga koy amal affaire parce que ñun képp koo xam ne si parti bi yabal na la ngay ñëw si ñun ak koo manti doon soo ko laalee laal nga ñu te buñ leen ko waxee war nañ ñoo gëm ndax keneen ku dul ñoom doy ñuy sax nga wax ni ko ak sama ñoom ñooy ndax ay xale yu tuut lañ suñu kanam barki démb lañ ñëw si parti bi buñ demee foofu toog jël ay nit defar leen ay liste defal leen pétition yoo xam ne si ba tey fi ñu nekk ñu mën faa nekk te lañ leen doon signaloo lañ leen wax loo dara du ci dëgg loolu bu wax jotee danañ ko expliquer doomu aadama yëpp xam ni lañ fa toogewuñu ko dëgg te képp koo xam ne yaa ngi seen ginnaaw te damay jël responsabilité wax ko muy Serigne Cheikh mi nga xam ne mooy seen njiit bàyyi leen ñuy wax lu leen neex ku leen neex ñu wax ku leen neex ñu saaga ku leen neex ñu dagg seen bopp ñun karimis yi du ñun ñooy xam ne si ay nit ñooy taxaw ay xale yu ndaw ñooy taxaw di ñu menacer wala ñuy jaay quoi que ce soit ñun ñëpp xam nañu élection yi fi jàll nii ñàkk compétence ak ñàkk organisation ak ñàkk doyloo ñi nga xam ne si nekk nañ di liggéey ci parti bi moo waral ñu perte lii ñu perte nii 2018 ba léegi ku xoolee boo xoolee 2012 ba léegi parti démocratique mënu si fee perte bu fi pertee nag ñi nga xam ne si engagé woon nañ ni ñoo mën ñooy dem ñeneen ñi mënuñu demal seen bopp bu perte ma amee war na jël seen responsabilité wax ni ñun faute bi ci ñun la wante ñi nga xam ne dañoo liggéey nangoo liggéey ñu féetale loon ginnaaw ñu taxaw liñ leen féetale ginnaaw sax dañ koo bàyyi foofu mais am li leen neex ak li leen naqari lépp ànd ci liggéey bi bu pertement amee bul dul baaraam ni ñoo ko yàq ña ko yàq xam nañ seen bopp kenn ki si kanam mooy Serigne Cheikh ndax nit nag doo toog ba ñuy seppi sa loxo ci ndab bi di la ko yërëm nit bu amee sutura surtout mag bu amee sutura moo ko may boppam ndax mag la nag amul lenn loo xam ne dañ ko koy wax lu dépassé mais nag dana leen xamal leen union européenne nekkatuñu njeganaayu kenn wala nekkuñu escalier kenn ngay jaar suñu kaw di jàll di dem fu la neex te képp koo xam ne si nag waxatuma ñuy wax di la doon mais foo manti nekk danañ la fa fekk defee li lay def ndax nit dong lay mën a doon te ay booy bu ñu toogee di ñu menacé te ñu leer na ñun bu ñu jàkkaaroo ñu li ñuy wax ñëwuñ koo wax kon dañuy xam ne ñooñu dañ leen di war a bàyyi rek ñu tëdd foofu ñu tëdd leneen lañ ciy doon mooy suñu coordonnateur bi nga xam ne ñun ñoo ko seetal suñu bopp
mu doy ñu amul lenn loo xam ne si rusé nañ ko wala dañoo seet ni mën nañoo jiite muy Khadim Tall ñun la doy ñu jiital ko te képp koo xam ne si waxumaay Saliou Dieng waxum ne mais Khadim Tall képp koo xam ne si jëlati nga ay kàddu di ko teg ci moom te loo ngay wax du dëgg da ngaa war a wax ba mu leer nañ xam ni kii liggéey parti bi moo ko ñor. te bu fekkoon leneen la ko jox tëdd na fu mu tëdd bu yàgg. parce que lu ne dégg lu ne mën nañ ko proposé. lu ne gis na ko lu ne bàyyi na ko fa. mais lan la ma lay wax man su ma ko waxee danaan ma sax ay nañ liggéey rek bés dana ñëw li ñu war a am lépp danañ ko am. mais li ñu am mooy lan soxlawuñu xaalis soxlawuñu leen mais. parti démocratie Sénégal jëm kanam suñu dëkk bi ñu nekk ni Touba jëm kanam ndawal Touba yi gis seen bopp ci liggéey bi ñuy liggéey ci parti démocratique sénégalais. yàlla dogal nag ñun ci li ñuy maîtriser mooy maanaam li nga xamante ni mooy monde rural bi doon liggéey tamit ak union bi surtout ci loolu ñun tamit ñu ñëwoon amoon engagement boo xam ne moom lañ amoon ànd ko suñu Khadim Tall depuis loolu boobu ba léegi tamit mësuñoo gis maanaam loo xam ne doyee dina ci suñu kanam suñu diggante Khadim Tall chaque jour ñuy renouveler confiance boobu ci moom. loolu moo gën a tax tey ñu ñëw teew ci jotaay bi li ci gën a ñor nag mooy maanaam élection yi ñu génn nga xam ne ni ñun dañoo bokkoon ci ñi nga xamante ne bii ñu ngi woon ci këru loolu noonu sëñ Cheikh Bara Dolly wóolu ñu ñëw mun nañu dinañu dugal ci liste yi da ngeen di ñëw jàppale ñu ba ñun ñëpp ñu ñëwee ku si nekk mu jox ko sa carte tey jii ba liste yi génne ku si nekk gis nga na mu demee. tey bi loolu yëpp amee tey mu ñëw jël lépp ba koo jóor ci kaw. Cheikh Dieng ak Saliou Dieng non loolu du jàll loolu ñun duñ ko nangu man boobu ndax li tax du wér te wóor mooy maanaam ñun liggéey bi ñu doon liggéey ñun xam nañ ko te ba noppi wér nañu ne suñu candidat bi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo maîtriser Touba tànn ko muy Khadim bu ñu ko jiitaloon dañuy gagné département bi ci lu wér nañ waaw ci lu leer kon nag moom ñëw na def ay pétition yoo xamante ni ña ko signé sax ñun xamuñu leen ba loolu lépp jàll tey mu nekk fi tey jii mu perte ay élection bu mu ñëw dañ naan bul ñàkk ba noppi di ñànki mbir mi jeex na fi mu nekk nii suñu Khadim Tall moo fi nekk. dafa dogal nag bañ nekkee cellule des entreprises di fi liggéey biir Touba kenn faalewuñu kenn boolewuñu kenn lijjantiwuñu yàlla boole ñoo nag benn jëmm joo xam ne ni muy Khadim Tall nekk jeune boo xam ne dafa nekk fii si Touba di fi liggéey boole jigéen ñi boole structure yépp boole structure bu muy liggéey. yàlla def nag ñu amoon yeneen jeunes yoo xam ne nii dafa sëñ Cheikh da leen a porté woon pour ñu nekk candidat pour conseil département bi Khadim tamit ñun tamit ñu taxawal ko suñ kanam ne yow yaa ñuy représenté pour le conseil département moom sax xëy na bëggutoon mais ñun moo ñu doy ñu proposé ko woote réunion ñun ñëpp ne ko yow la ñuy teg fii si conseil département Touba ak Mbacké mu nangul ñu ko nag ndax ànd sago newu si ñun maanaam ñun ñoo waroon a woote point de presse bi yàgg xas Saliou mais ñun amul lu ñu xasee Saliou ndax Saliou dafa nekk jëmm joo xam ne ni day liggéeyal parti bi dundeewul parti bi te Saliou dafa nekk jëmm joo xam ne nii boo demee structure yëpp Saliou dina woon ñëpp Saliou bu amul xaaj yi amul seen Saliou ku mu neex si dëggu rek la lay neexee lu mu ko naqari tamit si dëggu dong la lay naqaree yàlla dogal nag ñu am suñu fan yi benn point de presse boo xam ne dañ leen koo organiser loo pour ñu attaquer Saliou attaquer Khadim attaquer docteur Cheikh Dieng moo nga xam ne nii ñoom defuñ waxuñ maanaam sama yaay nag moo tax mu ne borom gémmiñ goo naaj du wax jàmm ñu leen di xamal ne leen fii ci Touba ñoom fekkoon ne lañ dem woote mu ngi si ñoom duñu woote sa point de presse naan diw moo daane élection diw moo boycotté diw moo voté sanction la tax na ñu man ma tontu tey en tant que coordinatrice cellule des entreprises damaa àndoon ak Khadim Tall si combat bi te yaakaar naa Khadim su doon voté sanction man mii dina ma ko wax ne ma soo demee woteel nangam te Khadim dana man nañ voteel parti bi ndax décision parti bi la parti bi gagné. ñun Khadim moo nekkoon suñu candidat ñu jiital ko tey ragaluñ ci dara lañ defoon buñ ko defaatee tey danañ gis résultat yi ndax ñoom dofuñu di jënd jàpp leen xam nañ li Khadim liggéey ci département bi ñoom ñooñu boo yooyu di wax xam nañ ko ndax dañuy toog di wax rek mais jëfuñu Khadim nag daa boole jëf ak wax ak patt ak organisé te li bi def xam na ko bu baax te ñu nekk ci wetam tey xam nañ ne ñun ay ndaanaan lañ beneen bi mooy sëñ Cheikh nag ñun dafa am lu ñu koy wax lu ndaw te tuuti lu ndaw lu tuuti loolu nag mooy sëñ Cheikh ñun xam nañ la yaa jël say liste nee na da ngay dagg suñu bopp d'accord nañ dagg suñu bopp waaye nag ñoo ngi lay xamal ne rek liste yi ña nga ñu jëndee ba nga leen defee ci liste ba élection yi tàmbalee campagne jot seen i jëkkër ñoo ne woo ne leen ku dem campagne boo ñëwee ma fase la loolu fi la ñu fekk
tey boo ñuy gëmloo ak bëgg Abdoulaye Wade ñun nag doomi réew mi lañ yàgg nañ fi lañ juddoo fi lañ yaroo waaye nag nañ lay fàttali ne yow moom yow sëñ Cheikh la ma la waxoon ci sa saal ba laa lay wax man gëwuma la na li tax gëwuma la mooy yow yaa woote woon fii am ndaje yow di wàcce ay kaamil ngir Abdoulaye Wade bañ a dellu si fii loolu fi la ñu fekk moo tax yow sa dégâts dafa jot nga dem may ñu tey nag boo fàttalikoo ñun ñoo la doon xeexal ci université ba fële élection législative pour nga falu loolu fi la ñu fekk Mbaye Diop mi sama kanam man na ma ci seede amoon na ci ay incidents yu ci amoon ñun ñii la woon ñun léegi nag bi ñu ginnaawale gis nga résultat yi ñun nag jëf ji ñu jëf ci élection yi yàlla dañ koy seedeel ndax Khadim Tall bi ñu jiite su fekkoon ne ñun dañoo boycotté kon ñun duñ ñu jox ay def ay mandataire fële université Darou Khoudoss ñu nekk fa 7 heures du matin ba 22 heures keroog bi ñu dem kër sëñ Cheikh ma lañ délégué woon ak Khady Fall présidente union des Karimistes ñu yóbbu PV yi ba ñëwee ñun ñoo fa mujj ndax lan organisé wu teg liggéey bi ci yoon te nag ba léegi fi may waxee nii fay ñu joxewuñu sax añ dara lépp nag seen Cheikh la koo xam ne yow ba nga toogee ba léegi 2000 mosoo wote benn réunion boo xam ne ci PDS la yow daq mag rak ndaw góor jigéen ñëpp ngeen leen dagaas yow kan ngay liggéey ak yow looy gañe yow ñi gënoon a baax ci bari dàq nga leen moo xam góor moo xam say morom léegi nag booy ñoo la dese mais da ngay nax sa bopp ça ne passera pas du jàll ñun fii lu fi waaye defati te boole wuñ ci insha allahu rabbi da nga gis résultat bi te nag lu leer la ñu new li ci kanam rawti bët ma jàpp ne kàddu yooyu nekkutoon kàddu yu war a génn c'est parce que bu fekkente ne gis nga ay ndaw yoo xam ne dañu takku di liggéeyal seen réew di liggéeyal seen dëkk am benn candidat boo xam ne dañuy porter combat muy président Karim Meïssa Wade depuis ba mu nekkee ci ay difficulté ba léegi suñu activité ak suñu doole suñu alal lépp ñu ngi ko def ci président Karim Meïssa Wade pour que soutenir ko jàppale ko parce que jàppale ko mooy jàppale Sénégal ndaw ñooñu nag jàpp naa ne boo yëkkatee ay tuuma di ko teg seen kaw jàpp ma ne yow ku bëgg parti démocratique sénégalais la ñun dañu ñëw takku di liggéey président Karim Meïssa Wade kon lépp lay wax ne lekk lu leer ñun kenn mënul wax ne mas nga taxaw jox ñu benn dërëm ñu lekk ko ci ay élection li may wax nii képp koo xam ne mas nga ko def bu la neexee nga taxaw démentir ko li may wax nii lu leer la Khadim mi nga xamante ne nii mooy kilifa ci union des karimistes di coordinateur man mi nga xam ne maa nekk vice président bi mosuma teg bët wala ma yëg ko fenn foo xamante nii xaalis mës na dugg ci parti ci fenn koo xamante ne nii dafa taxaw pour que yàq élection wala saboter ñun au contraire ñun bu ñuy am ku ñuy jàkkaarlool mooy président Macky Sall parce que suñu candidat président Karim Meïssa Wade li ñu ko teg injustice boobu daf ñu doy sëkk mais taluñu ñu jël ay wax yoo xam ne waxi naq sa xanda la yoo xam ne tegul fenn ni ko gars yi waxee sëñ Cheikh Mbacké Bara Dolly booyam yooyu na muy yónni ak di leen yebal pour que ñu jaxase wala ñu salfaañe li nga xam ne mooy parti bi ne ko baax su bëggee parti démocratique sénégalais da ngay boole parce que ñi ñëpp njabootu président Abdoulaye Wade la président Abdoulaye dafa boole pour liggéey pour que ñu mën a am ay résultats yu baax mais boo nekk ci benn département gis ñi nga xam ne ñoo dàq liggéey yow demal nga liggéey def ni ñoom bu résultat jotee ñu xool ba xam kan mooy am résultat mais ñun dañu liggéey ci terrain bi lañu concentré wu Khadim foo tourné yaa ngi koy gis ci fu nekk yaa ngi ko fay gis ci hôpitaux yi sax ba ci ñi nga xamante ne dañuy soxla ndimbal ñu leen di dimbali ak ay famille yoo xamante ne toujours dañuy soxla soutien boo xam ne dañ leen di jàppale kon jàpp naa ne ñun loolu lañ soxla que pour que mën a porter candidature président Karim pour mën a gagner mais nag du bëgg a gagner nekkul ne da ngay tëdd Ndakaaru wala nga nekk fu la neex élection jot nga ñëw bëgg a créer ay lobby ñun duñu lobby ñun dañuy politique boo xam ne politique bu sérieux la politique boo xamante ne nii dañu bëgg suñu président Karim Meïssa Wade di ñëw defar réew mi ay sëñ Cheikh yi def benn sortie ñu mën koo tuddee booy sëñ Cheikh yi ci seen manque de compétence ci leen génne wax ndax ñoom ñi génn di wax lañ wax ñàkk a xam moo tax ñu koy wax ndax dafa wax ci ñetti 5 points yi mu wax yépp maîtriser wu 5 points yi mu wax moo tax mu waxee na mu waxee benn bi ci njëkk muy ci diggante Saliou ak docteur Dieng mu wax ci Saliou ak docteur Dieng moom sax manque de compétence am moo tax mu jaxase ñoom ñaar ci li ñuy dox xamu ko kon dèjà moom dafa daanu foofu na dem jàngiwaat politique beneen bi ci dolli ko ñuy wax ci moom dañoo amul luñ koy tontu ñun Serigne Cheikh la ñuy waxal waaye waxuñoo moom ndax moom xamuñu ko Touba xamuñu ko ñun Serigne Cheikh la ñuy waxal waaye waxuñoo moom wax na nag li mu wax xam nañ lépp parce que moom am na kilifa gu mag gu nekk ci ginnaawam
jël na valisam takk na ko day dem mais buy dem ngalawaay nañu fi bàyyil suñu parti nañu fi bàyyil suñu parti ñun nan doon doxee démb ak barki démb tey lañ ko gën a doxee. beneen bi ci doole wax na benn wax boobu waxul dëgg bu nee ñun dañoo boycotté élection yi waxul dëgg élection yi na génne kii yi teg fu mu teg élection yi dina gis Xaadim Taal ca ginnaaw dina gis Khady Fall ca ginnaaw dina gis ak ñeneen ci ginnaaw kon bu nee boycotté nañ élection yi waxul dëgg na xool à Cyprien bi na ko génn teg kon moom buy wax na maîtriser li muy wax mu xam li muy wax lan la. benn bi ci dolliku nag Bass wax na ko léegi UJTL lañ bëgg mu jóge fa 60 ans warut a nekk UJTL ku nekk 60 ans warut a nekk UJTL moom loolu lañ bëgg UJTL lañ bëgg mu jóge fa tey sëñ Cheikh nag ñun amuñu luñ koy wax ñun lu ñuy wax sëñ Cheikh amul nu ñuy doxee rek la ñuy doxee sëñ Cheikh moom ni ñuy doxee moom neen la di liggéey muy lekk ñun noonu la ñuy doxee moom dañuy liggéey ñun ay ndaw di dox ànd ak Xaadim Taal naaj bu tàng taw sedd ker naaj ñuy dox bu sedd mu teraanga ñëwee mu jël terloo sëñ Cheikh nag amul fayda mag bu amul fayda ñàkk fayda moo tax mu naan xale yi dinaa dagg seen bopp bu doon nit la te am fayda day wax ni moom xale yi dinaa leen jàppale ànd ak ñoom ñu liggéey. Sénégal News seen site d'information bi leen di jagleel ay xibaar yi wér te wóor. Sénégal News, informer et instruire en temps réel.